actu du jour lu ci gën a fës bokk na si xibaar bi yees bu tukkee ci coronavirus bi bu ñu sukkandikoo nekk si ministère de la santé tey rek 195 tests ya ñu amal fukk ak juróom ya ñoo positif maanaam ñoo si amere doomu jàngoro bi waaye nag 7 rek daal dinañ leen di faj ba ñu wër daañu leen ko gën a yaatalal danañu wax tamit rek si coronavirus bi ak malade ba dawoon ca infirmerie caserne Samba Diéry Diallo moom moomee nag daal di wàll rek feebar bi kii di soxnaam doomam ju jigéen jooje sax am ñaari at képp rek suspect la jamono ji ba tax na sax résultat yañ ko testé ñoo ngi koy xaarandi rek si waxtu yuy ñëw danañu wax si mbirum Pape Diouf rek ma ñàkk bakkanam di ancien président olympique de Marseille moom nag démb si mardi bi la ñàkk bakkanam gannaaw ba mu amee woon bile feebar di Covid 19 bi sénégalais ya bloqué Maroc wanewaat nañu seen bopp même bu dee sax situation ba am na coppite ñoom ñu ñeen rek bugguñ lu dul ñu delloo si leen seen réew su nu mu gën a gaawee ndaxte nee nañu rek sonn nañu tàyyi nañu foofee ñu leen tee danañu wax si mbirum faux médecin boobu di Samba nga xam ne rek Sa Ndiogou da see mer ba futtu moom nag Sa Ndiogou def lu dul joxoñ baaraamu tuuma yenn présentateur TFM yi nga xam ne rek bokk na si kii di Pape Cheikh Diallo ak équipe ngonal bi bu loolu yëpp weesee ñu toftal si rek lu doy waar la am démb ca Rufisque di usine ciment boobee ñuy wax Sococim ba takk jëppeet lii moo ciy gën a fës bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu yaatal ko. gannaaw ba ma leen nuyoo ba noppi amee internetu Dakar Buzz comme ni ma leen ko junjee rek coronavirus bi laa koy dooree xibaar bu yees bu si tukkee bu ñu sukkandikoo nag si ministère bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi tey rek si mercredi bi téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom la ñu testé fukk ak juróom yi rek ñoo si amee feebar bi gannaaw ba ñu positifé kenn ki daa jógee biti réew dugg si réew mi fukk ak ñeent ya dañu leen ko wàll waaye nag daal dinañuy faj tamit juróom-ñaar ya nga xamante ne amee woon nañ feebar bi ba ñu wër fas yéene ñibbi waat rek seen kër ya lu ñeer état de santé yaa ñu hospitalisé nag nee nañ ñu ngi féex bu baax a baax waaye tamit nee nañ ñaareelu cas ba ñu waxoon rek dafa nekk ci état bu grave daal di nañ koy rek delloo fa mu sokkee ko gannaaw ba ko njabootam sàkkoo buñ leen xaymal nag depuis ñaari mars ba tey lu tolloog téeméeri nit ak juróom-ñeenti fukk ñoo jot a am bile feebar di coronavirus bi fanweer ak juróom yi faj nañ leen ba ñu wër jamono ji nag téeméer ak ñeent fukk ak juróom la ñuy war a traité yal na leen yàlla may tan ba tey rek ngeen di teewlu actu du jour ma wax ci mbirum Pape Diouf moom moomee nag di ku njëkk a ñàkk bakkanam si coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal moom nag démb rek si mardi gi la ñàkk bakkanam ci hôpital Fann ba ñu ko day téye woon rek moom moomee nag dañu ko bëggoon évacuer réewum France gannaaw bam ko sàkkoo ak ay mbokkam waaye rek mujjuñu ta antu ndaxte daa mujjee rek ñàkk bakkanam moom moomee Pape Diouf moom nag mi ngi gane si àdduna fukki fan nag juróom-ñett ci weeru décembre at 1951 ca rek Abéché nekkee ci réewu ba Tchad di réew mu waajuram bu góor nekkoon rek militaire do nekk origine sénégalaise waaye tamit responsable garage gouvernemental ca Fort Lamy moom moomee nag ba mu amee 6 mois la ay parents moom ñëwaat Sénégal moom Pape Diouf mu dun mi dëkk rek si nijaayam bu ñuy wooye Jean Paul ca Richard Toll laata rek muy dem Mauritanie defee fa scolarité am si 6 ans jàpp 10 ans ba mu fa noppee nag la dellu si waat fii si Dakar defee fi CM1 wam nga xam ne sax mi ngi jàngee ci collège Saint-Michel laata muy dem ca Sacré-Cœur ci même rek groupe scolaire catholique bi ba mu amee 17 ans nag la waajuram bu góor a décidé rek ngir mu delluwaat Marseille boobu mu ngi am 18 ans moom nag mu def parcours bu am solo lool rek ci àdduna wërngal këpp rawatina ci suñu réew mi di Sénégal tax na rek baskan wi duñu ko gaaw a fàtte ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fa mu jógee ba tey rek ci mbirum Pape Diouf ba xibaar bu nakari bi jibbee nag ku nekk nga koy rendre hommage bokk na si rek njiitu réew mi Macky Sall moom moomee nag nee na rek émotion bu rëy la àndal ba mu yëgee bile xibaar bu nakari di rek génnub àdduna kii di Pape Diouf ba tax na rek mu koy jaal ay mbokkam rawatina rek askanu Sénégal yëpp si turub nation bi yëpp moom nag njiitu réew mi rek di xam le ni rek mu ngi rendre hommage grand figure sport boobee di grand dirigeant
bu engagé wu lool si lu ñeel lii di football ba tax rek muy dellu di jàll famille yam si turub nation bi yëpp. ba tey rek sañ rendre hommage kii di Pape Diouf nga xam ne rek bokk na si Youssou Ndour gannaaw njiitu réew mi Macky Sall. moom nag Youssou Ndour la mu xam ne rek moo di papa frère la woon, xarit la woon, nekk rek nit ku ñu ràññee woon lool, nit ku ñu nawoon lool. te moom mooy mais nag liggéey na loo xam ne nii rek du mus a jóg si boppu askan wi mu xam le ko moom Youssou Ndour ne Pape sax ab symbole la woon, nekk nit ku formidable, journaliste accompli, nekk koo xam ne rek ñëpp a ko soppoon. si noonu mu koy ñaanal rek ngir suuf woyof si kawam laata mu koy jàll tamit képp kuy njabootam. soxna Khady nekkoon soxna kii di Pape Diouf bu wàññeeku, yàlla dënk leen benn doom bu ñu am ñoom ñaar ñooñee daal dinay def moom it témoignage bu am solo loola si borom këram boobee woon génn àdduna ni ki démb di Pape Diouf. moom nag soxna Khady daal dinay def seede yu rafet si moom, nee na sax mësula defal seen benn doom boobee ñu am lenn, lépp rek Pape Diouf moo ko doon def ba si ay ravitaayam moom lépp rek Pape Diouf moo ko doon jox laata rek mu koy gërëm di koy sant bu baax a baax, donte sax jooy na ko jooy yu métti lool waaye teewul rek mu koy ñaanal yàlla rek ngir mu fay ko rek xolam bu rafet ngir tey rek yërëm ko, teg loxo si njabootam. témoignage soxna Khady boobee sax mun ngeen ko seetaan rek si suñu site internet. Sadio Mané bokk na rek si ñi nga xamante ne ni rendre nañu hommage kii di Pape Diouf. moom nag Sadio la mu xamle rek moo di mook Pape Diouf jotuñoo communiqué lu bëri si seen relation ñoom ñaar, waaye rek du mos a jóg si xol yi te danañ ko ñaanal bu baax a baax ba fu mu nekk rek gënal ko fa mu jógee ko. gannaaw Sadio Mané, ancien international sénégalais boobee di El Hadji Ousseynou Diouf moom it jooy na lool kii di Pape Diouf mu ñàkk bakkanam démb fii si Dakar. moom nag double ballon d'or sénégalais bi daal dinay xam ne rek ne ancien président de Olympique de Marseille boobee di Pape Diouf dafa mës di défendre sport africain laata sax muy xam le ni moom moo ñàkk nañ tamit koo xam ne ni dafa bëggoon loolu réewam mi di Sénégal, mu xamle ko moom El Hadji Ousseynou Diouf. ba tey rek si mbirum Pape Diouf waaye bi la yoon ak doyen Abdoulaye Diaw moom mi tamit daal dinay def témoignage bu am solo si Pape Diouf. moom sax la mu xamle rek moo di bureau moom Pape Diouf rek grand place su Sénégalais yi la woon, gannaaw rek ba ñu bëri di fa doon dajaloo mu doon luy firndal rek yaatoom moom Pape Diouf. si noonu ba tey doyen Abdoulaye Diaw di xamle ne rek bàyyi na wéetaay gu rëy si gannaawam, te moom moomee sax mu ngi koy ñaanal rek moom Mababa Diouf ngir rek yàlla oyofal suuf si kawam, mu xamle ko moom moomee di doyen Abdoulaye Diaw. ba tey rek si bile mbir nga xam ne ba ñu déggee rek génn àddunaam ñëpp ko rendre hommage riirandoo rek si réseaux sociaux yi, ku nekk la nga xam si lu baax daal di ko koy waxal rek. Habib Beye tamit desu si gannaaw, moom moomee sax daal dinay méttitlu ba fu méttitlu yem génn àdduna kii di Pape Diouf. nee na sax fils la ko doon wooye mu koy wax père, nekkoon ab agent, nekkoon président wam, waaye tamit laata loolu yëpp mu nekk nit koo xam ne ni nit ku exceptionnel la. su noonu muy xam na sax ni hommage am si kii di Pape doonul sax luy xëcc si Twitter comme fam ko publier. ba mu noppee nag moom Habib Beye, Benjamin Mendy moo ko feelu ne rek tristesse bu rëy la àndal ba mu yëgee rek bile xibaar bu nakari di génnup àdduna kii di Pape Diouf. nekkoon président bu mag waaye tamit nekkoon nit ku yaatu, nit koo xam ne nii dafa mës a représenté dignement Olympique de Marseille ak i ay valeur am. kon nag si noonu Benjamin Mendy di xam ne rek football français moo ñàkk rawatina rek continent africain. si noonu rek mu koy ñaanal yàlla ngir suuf se oyof si kawam, yàlla na rek yàlla nangu ñaan. ba tey rek ci bile mbir nga xam ne ba xibaar bu nakari bi jibee rek ñëpp wutali réseaux sociaux yi, ku nekk rek di def témoignage si kii di Pape Diouf. Kylian Mbappé sax bokk na si, moom moomee nag nee na ba mu yëgee rek bile nouvelle métti na ko lool, ndaxte moom moomee sax jooy na kii di Pape Diouf gannaaw bam xam le ne rek si jamono ji rek amul benn place si lu ñeel rivalité, ndaxte rek dafa triste lool ba mu dëggee bile mbir di génnub àdduna monument wu seen football boobee di Pape Diouf. laata rek muy koy jàll képp kuy famille am mu bind ko moom it si ab réseau social. Demba Ba wax kàddu yu daw yaram
naqaram lool si génnub àdduna Pape Diouf di xamle sax ni ñoom ñaar ñu ñi xanaa danañu gisee ca aljana incha allah. moom président Demba Ba daal dinay rek rendre hommage kii di Pape Diouf gannaaw ba mu xamle ne rek danañu gisee ca aljana loolee nag mu ngi ko xamle ci Twitter. ancien président olympique de Marseille bi mi ngi génn àdduna rek ni ki démb si mardi bi gannaaw ba mu amee woon Covid 19 bi. Bakary Cissé di conseiller Sadio Mané waaye tamit taskatu xabaar ci quotidien boobee di record daal dinay rek dikkaat si dernier moment wam ak kii di Pape Diouf mu làkk moom nag nee na ba Pape Diouf yëgee ne moom moomee dafa am Covid 19 bi daal dina koy woo rek téléphone ngir rek di koy massaw te di koy defar rek si bile mbir sans pour autant que mu wax ko ne rek moom it dafa feebar nee na nag si ëllëg sa rek la ko xamal ni dafay sentir rek put gi di métti te sax defal nañ ko ay prélèvement ngir tester ko ci Covid 19 bi te nee nañ rek bu fekkee ne test yi dafa positif danañ ko transféré jam ñaajo te su boobaa rek dana mën a échanger ak doomam joojee ñu fa hospitalisé si lu ñeel lii di football mu xamle ko moom journaliste record boobee di Bakary Cissé nekk conseiller Sadio Mané mu doon nag luy firndeel ni kii di Pape Diouf doonoon na ku sóobu lool si lu ñeel lii di football. si ab bataaxal bu mu fësal si ay compte officiel am ancien numéro 10 su équipe nationale Sénégal boobee di Khalilou Fadiga daal dinay jooy rek kii di Pape Diouf mu nekkoon agent wam si ay diiru ay at ba mu ca noppee lay xam ne kii ñàkk bakkanam tey di ancien président olympique de Marseille nekkoon na rek koo xam ne ni waajur la nekkoon koo xam ne ni frère la amoon influence positive si carrière am comme nu mu ko amee rek si footballeur professionnel noir yu bëri moo xam ne ko moom Khalilou Fadiga. ba tey rek si mbirum Pape Diouf lay desandi turam dëgg di Mababa Diouf moom nag ñu waroon ko évacuer France far mu mujjee ñàkk bakkanam moom Pape Diouf waaye nag loolee nekkul affaire compétence personnelle fan bi bu famille yu Pape Diouf demandé ngir ñu évacuer ko biti réew mu xamle ko moom porte parole ministère bu yor wàllum wérgu yaram bi Aliou Waly Diouf laata muy leeral ni rek bépp patient am na droit raison ba tax rek ñu waroon évacuer ancien président olympique de Marseille bi di Pape Diouf biti réew gannaaw ba ko famille yam sàkko waaye nag boobulee évacuation sax mujjuloon antu gannaaw ba mu mujjee rek ñàkk bakkanam moom Pape Diouf fii si Dakar démb fanweeri fan ak benn si weeru mars atum 2020 bii ñu nekk si fàttali Pape Diouf mooy rek ku njëkk a ñàkk bakkanam si coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal. ba tey rek ci mbirum Pape Diouf gannaaw ba mu ñàkkee bakkanam rek si Covid 19 bi bu ñu sukkandikoo si RFM moom moomee danañ ko denc rek ci intimité maanaam si sutura ndaxte rek ay jegeñaaleem ñoo ko décidé ànd si ak accord gouvernement bi ndaxte rek dara waralu ko lu dul rek si nu mu ñàkkee bakkanam di Covid 19 bi dañ see war a jël rek ay précaution service su état bi nekk danañu s'occuper wu si question yi ñu nga xam ne ni rek danañ ko waxtaanee ak famille bi nga xam ne ñoo ñàkk ngir rek jàpp bés bi nga xamante ne ni si lañ koy denc ak tamit lieu bi lu ñeel nekk si wàllum diine lépp luñ si war a def rek daañu ko def laata ñu koy jébbal boromam si collaboration rek service du ministère de la santé et de l'action sociale ñu xamal leen tamit ne moom Pape Diouf mu nga xam ne lii di Covid 19 bi moo ko rey waa Olympique de Marseille danañ ko rendre hommage ni ki tey si mercredi bi si ngoon. ba tey rek si coronavirus bi waaye bi la yoon ca malade ba dawee woon rek ca infirmerie caserne Samba Diéry Diallo gannaaw bañ ko testé woon ci coronavirus bi moom moomee nag malade boobee rek daal dinay wàll bile feebar ñeenti membre entourage am nga xam ne bokk na si soxnaam ak bébéem résultat yooyu nag ñu am niki tey si mercredi bi 1er avril jógee ko ci district sanitaire bu Pikine ba nga xamante ne nii nag jamono ji jot nañoo wëññi ñaari cas boo ko boolee rek mu yem ko 6 patients positifs ci coronavirus bi. ba Modou bu sokkee ko Kaffrine nekkoon ca réewum Italie moo ñàkk bakkanam moom moomee nag dafa amee woon rek soj daal di koy négliger lu ëpp semaine benn bés nag la ko sonal ba ñu koy évacuer hôpital waaye benn fan képp rek la fa am daal di ñàkk bakkanam problème bi nag du leen lu dul corps bi mënuñ ko rapatrier solution bu si am nag mooy rek ñu discuter
discuter ak autorité italienne yi ngir ay mbokkam mën a dem jébbal ko boromam lu ko may rek dañu koy lakk te loolu dëppoowul ak suñu coutume rawatina suñu diine yile kàddu nag Cheikh Anta Dieng di sous-préfet bu Kër Mbukki moo ko xamle laata muy naan sax lii day gën a firndeel ne coronavirus bi lu am la te askan wi rek dañu si war a moytandiku bu baax a baax. Sénégalais ya bloqué Maroc waneeti nañ seen bopp même bu dee sax seen situation am na coppite trentaine sénégalais yooyu bloqué lu ëpp 3 semaines gannaaw ba ñu bëggee woon rek jéggi frontière bi si diggante Maroc ak Mauritanie amaguñu rek lu ñu bëgg ndaxte bu ñu sukkandikoo si Tamsir Gissé ak i ay ñoñam nga xam ne lii rek ñu ngi toll si fanweer rek benn bokk si ñeenti soxna dañu jàpp rek ne mën nañu leen indiwaat si réew mi lu ko mooy ay marocain rek duñu doon mën di dem ak dikk laata muy naan sax dañu leen te foofu te ay marocain di wëyandi di ñëw Sénégal ak dellu seen réew nee na sax bu si mujj ab marocain bu jógee ko woon Sénégal proposé na leen ngir indaaleel leen seeni ba bagage yi buy ñëwaat si suñu réew mi di Sénégal si noonu ñuy dellu rek di xamle ni dañoo sonn te bëgguñu leen jamono ji lu dul ñibbisi si seen réew mi di Sénégal. ba tey rek si coronavirus bi nga xam ne nii ñu seen loxo jot seen gannaaw ñoo ngi siy dugal seeni ba loxo di rek dimbale nguurub Sénégal ba ñu mën a daan bile feebar Serigne Mountakha Mbacké nag moo ko door ak 200 millions yamu sa joxe woon nit ñi commencé see toppandi waaye nag tey homme d'affaires bii nii di Tahirou Sarr moo si dugal loxoom gannaaw ba mu leen feeloo moom nag Tahirou daal dinay joxe benn milliard gannaaw ba mu joxe chèque bi rek démb si xeexu ba bile feebar koppar googee sax daañu ko viré si compte bu njiitu réew mi jagleel koppar gu ñuy def xaalis bi ñu war a jëfandikoo si xeexu ba bile feebar di force Covid 19 bi. Maddu si mbirum faux médecin boobu di Samba nga xam ne rek Sa Ndiogou da see mer ba futtu ba tax sax muy joxoñ baaraamu tuuma yenn présentateur TFM yi nga xam ne bokk na si Pape Cheikh Diallo ak équipe ngonal bi moom nag Sa Ndiogou ab vidéo rek la def di si xamle sax ni ñoom ñooñee ñoo participer rek si visibilité faux médecin boobee di Samba vidéo Sa Ndiogou boobu sax mën ngeen koo suivre si suñu site ngir gën koo teewlu lu doy waar moo am démb ca Rufisque usine ciment ba fa nekk nag ñu gën koo xam si Sococim moo tàkk jëppet démb si talaata ji mu doon lu doy waar gannaaw ba ñu doon gisee sax yëlee nuages si ay centaines de mètres comme ni ngeen koy gisee noonu rek ca photo yaa ñu fa jot a jël. tàggat yaram laa koy tëjee ak lu ñeel làmb comité national de gestion de la lutte sénégalaise CNG daal dinay woneeti boppam rek bépp mbër ba doon osé di critiquer njiital CNG boobee di Alioune Sarr ak équipe am si lu ñeel sanction ya ñu teg rek arbitre yooyu daal dinañ leen di sanctionné ñoom it bu ñu sukkandikoo si sunu làmb Gris Bordeaux di Tigre Fass ba daal dinañ koy radier Bombardier tamit daal dinañ koy suspendre lu tollook juróom benn weer waaye yemul foofu roi des arènes ba Modou Xarañ Lo tamit daal dinañuy confisquer licence am ba noppi nag écurie Soumbédioune Boy Kayre bi daal dinañ koy dissoute mu doon nag loo xamante ni day firnde ne rek képp kuy waxati wa illaa ngay critiquer kii di Alioune Sarr si lu muy def na nga xam rek na nga koy waxee ak fan nga koy waxee.